Salaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokku followers yi donc depuis un bon moment ay rumeur yu doy waar ñu ngi répandre ci internet bi di wax ni man Dick daf may rechercher activement loolu dara nekku ci parce que man duma ko ñuy rechercher parce que man maa ngi dëkk fii front de terre en face de la gendarmerie ñëpp xam nañu sama kër Dick xam na sama kër parce que mës na fi indil convocation pour affaire Petro-Tim. Sama téléphone Android là, c'est un téléphone simple géolocalisable et tout donc sama activité yi ma def de la journée yëpp j'ai accordé des interviews toute la journée et ñu ngi def lu ñuy def toute la journée dafa fekk ni dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañu jëm ci dictature ak ci salfaañe àq ak yelleefu doomu aadama yi te loolu moo tax a jóg coalition citoyenne le peuple mooy li ñu leen di araftu rek naan leen bu ñu toogee waaw c'est sombre mais c'est pas attends c'est mieux là donc mooy li ñu leen di wax ci coalition citoyenne le peuple ñu ngi jëm ci dictature parce que ñun dañu toog booru timis ñu dégg ni Assane Diouf dañ ko arrêté ci arrestation bi ñuy wax ni benn audio la bu fuité boo xam ni man maa ci doon wax moom lañ ko incriminé loolu nag la presse en ligne bi yëpp reprendre mais bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la am na un commentateur qui dit on me cherche bu fekkee ni ay kàddu yu jóge ci man la mais normalement man la ñu war a jàpp parce que man maay responsable kàddu yooyu kon waruñu ma fi bàyyi dem di jàppi Assane Diouf mi nga xam ni moom waxul waxaanul yëgul tinul kon loolu mooy première chose sànq ba léegi maa ngi jéem a jokkoo ak avocat Assane Diouf pour am lu leer lu ma teg seen loxo mais boobu ba léegi jotuma ko te comme mu ngi guddi ma ni naa wax ak askan bi benn yoon pour wax leen ñaari précision benn bi ba léegi leeragul ni li ñu bind ni moom moo waral arrestation Assane Diouf muy audio bu fuité ak yooyu ni looloo tax ñu arrêté Assane Diouf ñun coalition citoyenne le peuple ba ñu ko sosee ba léegi li ñuy wax dafa leer dañuy wax ne ñun pour mettre terme à cette dictature dañuy organiser wu au niveau de tous les quartiers dañuy organiser wu au niveau de toutes les villes dañuy organiser la résistance parce que ñëpp gis nañu li xew jamono yi ab adversaire politique bu ñu bëgg a fàggaagal ci ay moyens juridiques ci ak ay complot ñu woote askan bi yëpp parce que ñun Sénégal dañu jàpp ni lii suñu ko bàyyee mu jàll dictature moo fi installé wu ba faw te ñoom jël nañu une armée de jeunes pour mener une guerre numérique en ligne pare nañu pour envahir réseaux sociaux yi internet beeg Facebook beeg commentaire site yeeg YouTube yeeg yépp pour contrebalancer élan bi nga xam ne moom la patriotes yi am pour que nu mu tuddati dëgg dellu si donc may dalal seen xel ne man de police yëpp xam nañu sama kër gendarme yëpp xam nañu sama kër te man en face gendarmerie laa nekk sama buntu kër en face dafa am sax caméra de surveillance mooy poto lampe yooyu ànd ak caméra de surveillance devant chez moi kon ñoom man pour fi may fekk jaaxalu leen donc information bu erronée la Clédor activement recherché par la DIC am na sax ñu ni Clédor alpagué par la DIC ñu ni jàpp nañ ma donc loolu yëpp dara nekku ci donc fii ak suba dinañu xam lan moo ci nekk en réalité danañu xam Assane Diouf lan moo tax ñu jàpp ko parce que am na ku ma ni dafa defoon live fan yi boo xam ne xëy na ci loolu lañ koy toppee ay kàddu te Assane Diouf ñi ko xam ñëpp nee na ñu deful live parce que live am ça passe pas inaperçu
donc maa ngi gis benn commentateur naan Guy Marius Sagna jàpp nañ ko c'est-à-dire ñun lijjantiwuñu ay jàpp ñun ragaluñu ay jàpp ñun sóoraalewuñu ay jàpp mais dañu xalaat rek ni combat bu mel nii bu tax un combat citoyen il faut que mu am ñu ko porter il faut que mu am ñu jàll ci kanam donc ñi jàll ci kanam li ñuy def xam nañ ko bu ñu nee nañu organiser de résistance xam nañ ko donc loolu ñun dañuy assumer conséquence la ñuy def léegi nag askan bi bu boobaa la ñuy déglu ci taxawaayam la ñuy xaar ci taxawaayam parce que Sénégal quand même dëkku gor la benn minorité mënu fi nekk parce que yor na armée police gendarmerie justice ba loolu doy ko mu jël ay pouvoiru assemblée nationale jël ci denc ci loxoom ba noppi di ñu noot ñun ku wax ñu tëj ku ñu bëgg a fexeel ko lu ñu bëgg a def ko loolu je crois que askan wi moo ko war a bañ loolu dañ ko war a xeex mu jóge fii dañ ko war a dakkal kon tey jii ñun képp kuñ ci jàpp ci ñun la ñu waxoon ca la ñuy nekk rek parce que am nañu droit quand même organiser la résistance te loolu la ñuy woote depuis suñu conférence de presse bi te lañ koy assumer pénalement te loolu ñu ngi ci kon seule la lutte libère yu mel nii day yokk ay ci réew man xalaatoon naa ni président Macky Sall dina désamorcer tension bi nga xam ni moo nekk di ñëw ci lii ñuy fexeel Ousmane Sonko ak lii ñuy fexeel lanceur d'alerte yi mel ni ñun xam nga parce que du démocratie nga bëgg nekk ci reñ boo xam ni yow doo am benn opposant doo am kenn ku wax xalaatam nga créer sa benn état d'urgence benn sa situation d'urgence benn mooy troisième régime bi ñu dugal ci 69-29 bi rocc fekk lu jiitu rocc nga ci assemblée nationale état d'urgence ak état de siège ba noppi téye lépp di buur lii bu ñu ko bàyyee waxuma la 2035 mais au-delà de 35 sax Macky Sall dina fi nekk samp fi ci lu dul yoon baal leen ma de téléphone bi mooy dagg affaire donc képp ku ko nar a gêner mu jàpp la tëj la ci kaso bi donc loolu mooy stratégie donc ñun loolu il faut que ñu lànk ko mais dañuy xaar ba ñoom ñu àgg ci cëppaandaw bi dañuy xaar ba ñu xam fu ñu jëm ak ñun fu ñuy jëm ak Ousmane Sonko donc loolu moom dana leer ci fan yi di ñëw kon Macky Sall moomuñu bu kenn am ay sikki sàkk ay ragal ay arrestation ay police ay DIC ay gendarmerie ay torture ay brimade ak yooyu gis nga histoire conquête démocratique sacrifice bi nag ñun ñii ñoo ci war a jiitu parce que nit ki boo koy woo ci dara da nga cay jiitu booy woo nit ki ci dara da nga cay jiitu moo tax ñun ñu te bu leneen jotee dinañu assumer waat suñu ay responsabilité parce que dëkk bi Macky Sall ëppale wuñu ci duñ ko seetaan mu nekk fii di buur di bummi jëmee ñu ci loo xam ni xamuñu lu mu doon parce que koo xam ni mandat am jeex na mu ngi ci dernier mandat